télévision la régionale TV Saloum tey jii nag ñu am mbégte bu baax a baax du dellusiwaat ci seen émission bi nga xam ne moom mooy Saloum Sport nag tey am mbégte ak kontante fas yéene leen dalal li nga xam ne moom moo di nawetaan bi ñu doon football ni ki samedi gi fële sa stade Lamine Gueye bu Kaolack bu ñu noppee ci loolu ci ñaareelu pàcc bi dinañ leen indil li nga xam ne moom moo di jeu de dame mais laata ñuy ñëw ci yaatal gi damay bàyyi rek ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci plateau bi ñu nuyoo ci biir plateau bi nag maa ngi seq ak bile émission sama naataango di Ndeye Marie Seck Ndeye Marie nuyu naa la. maa ngi lay fay bu baax Mouhamadou Junior Cissé di nuyu Kaolack nangaan Kaolack wërngal këpp di nuyu tamit comme d'habitude rek mbokki Sine ak mbokki Saloum di nuyu képp ki nga xamante ni yaa ngi toog jàkkaarloog la TVS Saloum. di ko jaajëfal moom Ndeye Marie Seck moom sax la fas yéene sekkal yii lay waxtaan ci li nga xam ne moom moo di Saloum Sport nag tey dalal ay invité yi nag ki ñu ci àndal moom moo di Mamadou Diouf ñu gën ko xam ci Boy Diouf doon li nga xam ne moom moo di président jeu de dame fii si diwaanu Kaolack Mamadou Diouf ma bàyyi la nga nuyu askan bi nga xam ne ñoom ñoo lay seetaan. waaw asalaamaaleykum maa ngi nuyu. waa Sénégal yëpp di nuyu waa Kaolack yëpp rawatina yéen ñi nga xamante ni na ma dalal fii ci plateau bi vraiment di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla di ñaan yàlla rek télé bi yàlla na ko yàlla jëmale ca kanam a kanam di rafetlu invitation bu baax a baax di nuyu aussi doyen Cissé bu baax a baax di nuyu aussi sama naataango mi bokkal plateau bi vraiment di rafetlu émission bi ak teewaay bu baax a baax jërë ngeen jëf. di ko jaajëfal ci kàddu yi ak wuy si bi nga xam ne moom la wuy si li nga xam ne moom moo di TV Saloum mais waate balaa ñoo dugg ci waxtaan wi dañuy dem ànd ak ki nga xam ne moom moo di Buur doon reporter sportif ci diwaanu Kaolack Buur Saloum ñëpp xam ko ci turam Buur nuyu naa la. si maa ngi lay ziar maa ngi lay nuyu aussi di nuyu vraiment sama mag ji nga xamante ni moom la ñu bokkal tey suñu émission. mu nekk Seck vraiment nekk nit ku baax aussi di nuyu sa invité bi vraiment daal jàppal que ni maa ngi nuyu en ce moment si ñëpp ñi nga xamante ni ñu ngi toog di seetaan émission bi surtout les sportifs surtout. di ko jaajëfal ci li nga xam ne moom moo di nuyoom ak kàddu yooyu nga xam ne yëkkati na ko tey jii nag seen émission Saloum Sport comme ni ma ko waxee sànq ñaari pàcc lay doon pàcc bu njëkk bi daañu ci waxtaanee li nga xam ne moom moo di nawetaan ku nekk xam nga ne ni ki samedi gi joué nañ li nga xam ne moom moo di finale zone 1A bi ñu joué ko samedi fële sa stade Lamine Gueye bu Kaolack mu doxoon ci diggante ASC Diamaguène bu Kaolack ak ASC Parcelles Assainies ci catégorie senior yi catégorie cadet yi mu dalaloon ñi nga xam ne ñoom ñooy ASC Jokobu Kabatoki ak ASC Kandé Garde loolu moom moo fa amoon comme li nga xam ne moom moo di match laata ñuy ñëw rek yi def li nga xam ne moom moo di yaatal dañuy dem ànd ak ci complicité régie ñu xool festivité yi nga xam ne amoon na fa ci boobule match ndax fête totale lañ fa gisoon ab organisation bu jaar yoon bi nga xam ne président zone bi di Insa organisé woon na ko mu doonoon lu rafet dañuy dem rek ci complicité régie bu fekkee élément bi pare na ñu seetaan festivités yi ñu door a dellu si waat ci li nga xam ne moom moo di plateau bi. Le peuple par son histoire symbolisée par ces trois cases, refuge de l'honneur. Aujourd'hui, loin de l'adversité, de chaque case sortira une couleur faneuse qui brillera au firmament, accompagnée de la bande blanche de paix. Deuxième fois, finaliste en 2017, vainqueur des professeurs. mën nañ wax ni mu doonoon ab festival son et lumière ci organisation bu jéggi dayoo te rafet jaar yoon Ndeye Marie. mu ngi noonu
Junior Cissé donc keroog samedi mën naa ne Lamine Gueye dafa répondre ab couleur boo xamante ni franchement du ma ne sax dafay am chaque jour mais li mu fay am néew na. avec waa zone 1A doon tëgg seen finale comme président Insa Diouf et comme parrain Papa Demba Bitèye franchement mu nekkoon finale boo xamante ni football nañ ko ci jàmm mais lu ci gën a am solo Mouhamadou Junior Cissé mooy discipline bi nga xamante nii xale yi wane nañ ko fa ak sportivité bi nga xamante nii amoon na fa sama xarit mu ngi fa woon Buur Saalum Buur naka nga jàngatee woon ba bile ambiance keroog. vraiment daal comme ni ñu koy faral di waxee la fête était exceptionnelle. parce que kenn mësul gis lii. tout à fait xam nga dañ koy faral di wax ñun ay reporter lañu du ñu inventé. lépp lu ñu gis rek moom la ñuy wax. c'est vrai. et am na ñaari final yi fa mos a jàllagum ren. mu nekkoon zone 1B ak aussi suñu zone 2. tout à fait mais zone 1A li ñu innové keroog li ñu gis stade bi match bi jeexee sax am na ay membres zone bi yoo xamante ne gis naa leen mën na leen vous avez lancé un défi aux autres zones. ñu ne effectivement parce que dañ koy faral di wax kenn xaarutoon lii. même la finale sax amoon na ay remous ay problèmes yoo xamante ni amoon na si mais heureusement que li ñëpp yaakaaroon amul et ñu ñëw aussi innover surtout mais nag comme ni ñu koy faral di xëy xam nga zone 1A dañ koy faral di ko wax mu nekk équipe yi nga xamante ni yi fa nekk dañ mën bës parce que boo nee Parcelles Diamaguène Boussaane Avenir Jokko Kobatooki ñooñu mënoo wax footballu Kaolack Atlético Sing Sing nga xamante bi ñu ko indee yàggul ñooñu mënoo ne footballu Kaolack te doo leen si boole parce que chaque année fii équipe yi di toll phase régionale phase départementale coupe du maire yëpp dañ fay dem minimum ay quart de finale kon donc keroog bu ñu ñëwee gis loolu noonu ñu indi ko stade vraiment bettu nañu lu bëri parce que dañ koy faral di wax kenn xaaratoon lii et li ñu mën a jàpp daal moo nekkoon la fête vraiment a réussi. tout à fait mu ngi noonu Mouhamadou Junior Cissé yow tamit xam naa di nga ci def jàngat parce que keroog kontaanoon nga. waaw non Ndeye Marie dafa doon lu am solo parce que booy xool yenn yi daanuñ ko doon gis ci football fii ci diwaanu Kaolack mu doon lu am solo askanu Kaolack képp ki nga xam ne da ngay dund football ñëwoon teew ci boobule bis kontaan na te rafetlu na aussi tamit li nga xam ne moom moo di organisation boobu booy xool sax kii di président Insa Diouf ni mu ko defee taxawaay bu am solo bi nga xam ne taxawee na ko ci boobule final. teg si aussi tamit ki nga xam ne moom moo di seen président. ñu souligner ko ki nga xam ne moom moo di Pape Demba Bitèye le parrain surtout loolu. mu participer ci li nga xam ne moom moo di final bi. jël dooleem def ko ci ak amuram lépp. def ko ci li nga xam ne moom moo di final parce que boo xool précédente finale bi moom lañ ko tuddee woon. mu ne comme tuddee woon nañ ko daaw mu dox il faut que moom it renaat mu jëlaat ko buñ ko proposé mu jël ko ànd seeg ñi nga xam ne ñoom ñooy waa zone bi accompagner leen mu doon lu am solo mu mel ni buur ñi nga xam ne ñoom ñooy leader yi fii ci diwaanu Kaolack war nañ di jàppale gars yi su fekkee ne dañ leen tuddee yenn final yi. wax nga lu am solo xam nga néew na Kaolack sax ngay gis un homme politique ñu jox ko final mu accepté ko année bu si topp ñu joxaat ko mu accepté ko ñaar la monsieur Idrissa Tall bi nga xamante ni zone 2 la bokk daaw moom la woon aussi ren it moom la waatoon aussi lii Pape Demba Bitèye David bi ñu ko waxee dafa ne man doomu Kaolack la surtout zone ba nga xamante ni foofu la sama équipe nekk kon donc jox ko ba tooki boo ko si génnee sañ dans les normes man Kaolack toutes les autres zones bu ñu ma soxlaa dama war a ñëw parce que un leader politique ba ñu ne ba ne leader politique pour ñu xam ne kii kat li ñu koy wooyee loolu la forcément askan bi bu ñu ko soxlaa mu ñëw indi sa loxoom et aussi vraiment ñu ngi koy jox mention spéciale parce que jàpp na si lu bëree daaw moom la woon aussi ren it mu ñëw indi une enveloppe de 1,7 million gisaguñu aucun parrain boo xamante ni ñëw na daal di def loolu depuis navétane yi bu mu commencé les finales yi nga xamante ni jaar nañu stade mën naa la wax ku si nekk ñaata nga joxe mais Pape Demba moom vraiment lu mu joxe c'était exceptionnel 1,7 million benn gu ñaarit aussi dañ koy faral di wax sax boo ne équipe bu xasee boo dem final moom kooku am na ay moyens n'est-ce pas dans les normes koñ ba mu bokk sax am nañu ay bonne volonté yoo xamante ni war nañoo mën a génne Junior waa zone 1A ñoom dañu mel ne dañu gën a sawar yeneen zone yi parce que dañu am comme parrain koo xamante ni franchement daf leen di engagé à chaque fois dañ ko def daaw affaire bi réussir ren ñu demaat mooy bi ñu demee ci tournée bi noonu nga gis équipe bu ñu dem xale yi dañuy sawar parce que dañoo yàkkamti bi le final parce que dañu am comme parrain koo xamante ni daf leen di motiver daf leen di sawarloo donc Kaolack bu zone yëpp amee ku mel ne comme parrain Papa Demba Bitèye yaakaar naa ne football bi dina gën a jëm kanam.
effectivement mu ngi noonu Ndeye Marie di jaajëfal ki nga xam ne moom moo doonoon parrain zone 1A muy Pape Demba Bitèye mu investir si lu bari def énergie am ak xaalisam pour ngi bile final mën a jaar yoon wante comme ni ñu leen ko waxee woon ci ndorteel yi xibaar ki final bi nag dafa amoon ñi nga xam ne moom mooy Kandé Garde ak ki nga xam ne mooy Jokko bu Kabatoki mooy catégorie cadet yi ñi nga xam ne moom moo di Jokko bu Kabatoki sax moom moo mujjee dóor ñii di Kandé Garde ci tiro bi lañ ko daane dañuy dem rek déglu ki nga xam ne mooy Mama Daxaba di coach Jokko bu Kabatoki àdduna gannaaw ba nga xamante ne moom ñii di xale mi daan nañ waa Kandé Garde. waaw final bi moom préparé naa ko ci côté yëpp surtout côté physique ak mentalement ci booy yëpp préparé naa ko bi yàgg final bi moom xam naa ne bu ñëwee moom du yomb moom xaw ma nañ du yomb mais xam naa métti. ok merci beaucoup. nga jël final bi daaw ren nga jël ko donc mun nañu wax ne en matière de cadet Jokko Kabatoki moo teg tànk si zone 1A. waaw loolu dëgg la loolu beneen dogal yàlla la rek yàlla moom bu xasee ba wax rek noonu la loolu ñu koy gërëmee waa dëkk bi yëpp nag di ko gërëm suñu parents yi surtout dirigeants yi sonn nañ suñu côté trop ñu leen koy gërëmee di leen gërëm ñoom bu baax a baax di leen ñu wax ne nañ masa coono ñu leen koy gërëmee bu baax a baax nag ñu nuyu waa Kabatoki yëpp ñu leen wax ne gis nañ ci jàpp ñëpp bàyyi ñu kenn waaw surtout loolu tey suñu président Noël Goudiaby daf ñoo lancé message boo xam ne tey bu ñu ko bi retour rek tey duñ dugg Kabatoki daf ñoo lancé message bu daw yaram parce que su benn ancien joueur bu doon football fii mais yàlla def nag mu am problème tànk te ñu dindi ko message président ñoo message ñu ko te ñoo mën a def invité d'honneur mu ngi ci kaw mu toog moo tax tey ñoo dañu bëgg a def suñu xaar gënte lay kattan mu yóbbu coupe bi ñu présenté ko mu tax ñu tuddee ko coupe bi moom loolu mu tax na ñoo nii tey voilà mu ngi noonu buur mu doon ki nga xam ne moom moo di Mama Daxaba doon li nga xam ne moom moo di coach Jokko bu Kabatoki doon àddu ci li nu mel ci final bi nga xam ne boo xool sax dañ leen mënee li nga xam ne moom moo di premier mi-temps bi ñu dem ba match bi di waaj jeex ñu dugal égaliser ñu dem li nga xam ne moom moo di tiro bi ñu jël ko mu mel ni Jokko bu Kabatoki ci zone 1A bi catégorie cadet bi ñoom ñoo ci teg loxo ndax daaw ñoom ñoo ko jëloon ren tamit ñoom ñoo ko jël. effectivement comme ni nga ko waxee que ni mën nañoo jàpp sax match bi mu commencé 9 minutes leen daal di jouer ñoom ñu encaissé bii mais xam nga dañ koy faral di wax chaque finale est une fête et aussi match moom boo fa demee boo xasee ba dem une finale amatul calcul li nga amoon rek nga indi. et aussi joueurs yi gëm ko que ni ñoom bii ñu encaissé war nañ ko mën a daal di jëliwaat et heureusement que aussi ñuy jouer ba à la 82e minute yàlla may na fa occasion boo xamante ni seen attaquant bi. vraiment xam nga loolu moo nekk sarmo effectivement match am na ni muy important ces jours foofu lañ koy soxlaa et aussi mooy capitaine bi surtout Jean bi mu amee occasion bi si la ko daal di dugal et imaginer aussi bi ñuy demee si série yi Jokko daanaka dañ ko am na ñaari yoon yi nga xamante ni Kandé Garde ñoo ko daal di mën dañ ko jiital mais aussi joueurs yi gëm nañu ko ni ñoom à tout moment lii seen coupe la ndaxte daaw it ñoo ko jëloon reneen kon donc la même chose war na mën a ni et aussi yàlla may na leen ndam vraiment duñ def lu dul coupe bi nga xamante ni Jokko jël na ko ñu ñaan yàlla daal mu nekk loo xamante ni dina leen liy jig. ok Buur Saloum mu ne ndox ci diggante cadet yu Jokko Kabatoki ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa Kandé Garde muy mel ne tamit waa Kandé Garde ñoom démérité wuñu franchement ndaxte rek bu dee engagement ñoom aussi wane nañ ko bu baax mais ki nga xamante ni moom mooy tàggat waa Kabatoki mu ngi si doon àddu nee na moom xamoon na ne moom match bi da koy gagné. mais dama yaa xamul lan moo fan la ko teg ba ne moom match bi da koy gagné junior. moom fan la teg ne moom match bi moom da koy gagné day gagné ne moom day gagné li nga xamante ni moom moo di seen jongante seen diggante ak waa Kandé Garde ki nga xamante ni moom mooy tàggat ñi nga xamante ni ñoom ñooy moom mooy waa Jokko bu Kabatoki parce que boo xoolee match bi 1-0 yi kii moo njëkk a dugal Jokko bu Kandé Garde moo njëkk a dugal. ci noonu ci la waa Jokko bu Kabatoki daal di égaliser mais ñoom bi ñuy égaliser mooy bi nga xamante ni tribune bi gën a jax bi nga xamante ni applaudissement yi ak encouragement yi gën a jax ci la ñuy égaliser mais bi ñuy égaliser dafay tombé juste rek ki nga xamante ni parrain mi ngi ñëw loolu dama yaakaar ne moo leen gën a motiver ba tax rek ñu daal di koy gën a gëm daal di rek gagné li nga xamante ni moom moo di final bi. wax nga lu am solo parce que même moom noonu sax nga doon wax bi
maanaam yow ñoo fa nekkoon je pense que ni bi ñuy dem di seeti équipe engagé yi bi muy dem camp de garde mi ngi leen di tooñ ne leen fort probable pourquoi pas ngeen bàyyi coupe bi ñu daal di ko jëlaat ba booy di ko reetaan nan ko noonu Pape Demba match la daal amul calcul que le meilleur gagne et boo dee xool gis nga football dafa am ay réalité si tu mènes au score nga am ay occasion yoo xamante ni mënoo ko daal di concrétiser sa adversaire en face bu ko amee rek boo ko dugalee fort probable yow yaay perte. Tout à fait. waa camp de garde loolu moo nekkoon seen toor il avait de nombreuses occasions mais malheureusement seen i attaquant amuñu woon comme ni ñu koy faral waxee nga mu war a mën a ñëw dugal loolu moo leen xawoon a sonal ba bi ñu encaissé balle bi ñu égaliser bi ñu yeggee série ñu daal leen dóor. dëgg la mi ngi noonu ki buur Saloum comme ni nga ko waxee gannaaw nag ba nga xamante ne ñoom am nañ défaite ki nga xam ne moom moo di coach bu camp de garde moom àdduna ci lu nu mel booy xool sax ñoom yaa ngi koy wax ne dañoo teel a dugal wante mujjewuñ def li nga xam ne mooy gérer seen avance di rater yenn occasion yi teg si di jéem a défendre dañuy ànd ak complicité régie rek déglu ki nga xam ne moom moo di Sidi Diouf moom moo doon li nga xam ne moom mooy entraîneur u camp de garde àdduna ci li nga xam ne moom moo di situation match bi nu mel. waaw parce que défaite bi sérieusement marqué na ma trop parce que depuis match de poule musuma am défaite ñëw ba final am défaite loolu dama koy sant yàlla sport moo demee noonu lépp si fair play la ñu def ko si fair neexay gagné nañu dañuy nangu Kabatoog est le meilleur ñu légaat préparé benn année. waaw parce que premier mi-temps nangu woon naa maa ko moom jeu bi mais ba ma demee ba mi-temps après dama ñëw ak benn rythme boo xam ne man moom équipe bi Kabatoog ma war a def sobal bi mais man ma ñëw forcé loo xam ne booy après dañoo bàyyi gars yi encaissé benn. waaw damay encouragé booy di leen féliciter parce que sport yombul métti na sérieusement parce que nit ki di la ñaqal rek mënoo ko fay dama la ñuy encouragé di leen féliciter encore ñu liggéeyaat sport a demee nii ñu liggéeyaat bu baax a baax waajalaat incha allah. mi ngi noonu buur mu doon ki nga xam ne moom moo di Sidi Diouf doon coach li nga xam ne moom moo di camp de garde nga xool booy waa camp de garde ambition ak bëgg-bëgg bëggoon nañ final bi trop pour jël ko mais comme rek ni ñu koy waxee bu ngeen doonee ay xale amoo leen expérience bi am na benn niveau buy match bi toll bu ngeen ko mën a gérer loolooy tax sax booy xool ba waa camp de garde manque d'expérience moom moo leen ñàkkloo li nga xam ne moom moo di final bi. effectivement xam nga daa am ay équipes yoo xamante ni ñoom wàllum final dañ koy mën comme dañ koy faral di wax équipe bi ñu ne la dañ mën bës xam nga zone 1A boo fa ñëwee di nga ne jokkoo camp de garde aussi suñu équipe bi Atlético Sing Sing ay équipe yu bëri yoo xamante ni dañu am loo xamante ni équipe yu bëri amu ko mooy dañu am ay arsenal entraîneur si ginnaaw dañu am loo xam ñoo xamante ni ñoo leen di jàppale ñooy ñëw booy seen moral ñoo koy remobiliser surtout xam nga final jarul sa xaalis moi je ne pense pas à ça une finale ça ne vaut même pas de l'argent xam nga li mu jël mooy psychologiquement na am ñu mën a toog waxat booy ne leen lii une finale la da ngeen koy dem jouer avec un esprit boo xamante ni soit ngeen gagné ngeen féete soit ñu dóor leen ngeen ñëw daal di encaisser. loolu la war et aussi boo dee xool même entraîneur bi wax na ko que ni ay joueurs am dañu manqué efficacité moo tax nombre occasions yu si bëri dañ ko raté mais je pense que ni bi ñu mënee woon noonu buñ jéemoon escoré kon donc duñ ne ñëw fii. parce que boo xoolee coach bi dafa nekk ku am courage. parce que d'habitude ñun bu ñu nekkee ay stade fin du match les perdants duñ nangu sax wax. gis nañ ko cas tout à bu mel fait noonu mais après dinañ ci duñ nangu sax wax mais moom dafa ñëw indiwaat fee yi match yi indiwaat lan moo tax xale yi perte kon nag vraiment ñoom démérité wuñu parce que avant finale bi ñu fa demee seen capitaine bi il a été franchement courageux. parce que gis nga keroog lu mu fa doon àddu donc ñoom dama leen di encourager rek naan leen aussi ñu defarwaat parce que li des li ñëw mooy daax. xam naa mooy daax effectivement Ndeye Marie wante rek balaa ñu xuus ci beneen catégorie bi Père Diouf yow boo Diouf yow di nga seetaan football n'est-ce pas. bariwul mais comme nawetaanu Kaolack ci. dëgg la malheureusement kii dafa féetewoo benn bor moo tax. dëgg la malheureusement mi ngi noonu mi doonoon ab final bu neex ci li nga xam ne moom moo di catégorie cadette yi ci diggante Djokobu Kabatoki ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di camp de garde Djokobu Kabatoki mujjee daana camp de garde ci tiro bi mu doonoon final bu neex a neex ci wàllub cadet yi léegi rek dañuy ànd ak yéen ci li nga xam ne moom moo di.
final bu mag bi buur final boobu marée des taani ñu bëri foogee wuñu woon loolu. moo nekkoon la grande affiche parce que dafa amoon 2 équipes en face yi nga xamante ni boo dee xool li ñu mënee seen doole xawut a yem parce que Diamaguène dañ ko wax ren moo nekkoon la seule équipe invaincue en zone 1A. moo nekkoon la seule équipe invaincue am na ñoo xam ne sax da leen a dóor indi fa loo xamante ni ay sensation ba pare ñu gëm ko et aussi mu nekkoon équipe boo xamante ni depuis 4 ans ñu ngi court ci coupe bi doon ko wëri heure bu ñëwee ñu dóor leen mais ren Ndeye Marie nekkoon na fa suñu maam Mamadou Mbow maa ngi koy saluer mu ngi leen doon sax tooñ foofu naan leen rë booy yi di reetaan et booy waxoon nañu ko ni cette année-ci vraiment je pense que ça sera la bonne et effectivement loolu amoon na. c'était le cas. moom Ndeye Marie boo xool sax mais kii nu mu tuddati AS Boustane kii. autant pour moi ASC Parcelles ma naan AS Boustane ASC Parcelles boo xoolee ñoom ci phase de poule yi amoon nañ yaakaar lool ba waral sax moo tax final bi ñoom dañoo jàppoon ne bii moom. final bi suñ final la ndax boo xool sax daaw indiwuñu woon li nga xam ne mooy catégorie senior. tout à fait amoon nañu yaakaar parce que ñoom dañoo gëj a yëngal comme ni nga xale yi waxee ñoom nee nañ presque toog nañ lu tolloog ay at yoo xamante ni yëngaluñ kenn daaw leen dégg nee nañ daaw ñoom amuñu woon catégorie junior senior cadet rek la ñu formé woon ren ñuy soox di ñëw ba ñëw li nga xamante ni moom mooy final ñoom nag dañu jàppoon ne final bi danañ ci génn parce que ñoom tamit waxoon nañ dëgg parce que dañu préparé seen final tey am na ay boy yoo xamante ni ñu ngi foofu biir Parcelles dañu am talent franchement dañu am talent man je sais pas xam nga football moo ni mel gis naa leen même si booy xool sax ñoom am na coach fu mu koy souligner mu ne manque d'expérience moo leen waaw parce que bêtement dañoo jël ñaari bi fajar teel waaw dañoo teel a encaissé loolu waaye buur dafa mel ni Diamaguène da leen waaxu nag opposition style bi la mun nga ne comme bu nekkee Europe comme ñi nga xamante ni suivre ñu championnat suñu zone yi mun nga ne Diamaguène bu amee équipe am mu ngi mel ni supposons nga ne Real ay Alaves position style la parce que imagine l'équipe boo xamante ni dafa jouer phase zonale 6 matchs mu nekk invaincu kenn dóoru ko victoire la am nul génn jël pied imagine récemment vainqueur coupe du maire kan la fi Boustane nga téye ko phase zonale dur ko 4-0 daal di ko éliminer mu toog kon kooku bu nekkee war na dem war a am équipe boo xamante ni peut-être que ni moom gis nga football comme mathématique boo nee 2 plus 2 tout le monde wax ne égal 4 mais football mën nga ëpp sax doole ñëw ñu dóor la mais keroog Diamaguène daa ñëw respecter histoire parce que war na ko il suffit 2 minutes ñu jouer ko sur le terrain mu mënee ko bii boo xamante ni 2 minutes leen jouer mu mënee ko ba pare nag daal di ko si toppaat bàyyiwul 20e minute mu amaat bii mu nekk ñaareelu bii nga gis ñi nekkoon stade ñëpp ne vraiment le match c'est fini parce que équipe bu la mënee 2-0 ba pare ëpp la doole mais heureusement que ni ñeneen amoon nañu occasion Balde bi ba pare dugal ko bu nekkoon 2-1 foofu amoon nañu espoir mais xam nga rek attaquant des fois day toll foo xamante ni am na expérience bi am na vécu bi waa ji daal leen xaw a rey bu ñu joué 75e minute mu ñëw dugal la bal boo xamante ni amatul espoir. mais buur booy xool tamit ci match bi comme maa ngi la koy wax sànq dafa mel ni manque d'expérience la parce que second ballon yi saa bu amee rek ñi nga xam ne ñoom ñooy Diamaguène ñoom ñoo koy dominer ñoom ñoo koy jël te mel ni ñoom ñoo plus présent ci li nga xam ne moom moo di milieu de terrain bi. xam nga la moo ko waral Boustane mooy Diamaguène entraîneur bu yor Diamaguène ñoom ñoo ko daal di créer Boustane mooy Diamaguène parce que entraîneur Diamaguène Boustane la jàpp Fodé ñoo ko defar ko effectivement et je pense que ni équipe bi mun nga ne kii daa am supporter kii daa am xaalis mi ngi koy wax sax keroog parce que mi ngi naan cette année ci xaw ma année yu passé yi xaw ma de mais année bi moom xam naa ne Fodé moom moo fi nekk te lu bees dina ñëw. ñoom xamoon nañ ne dinañ am changement certes ils sont bons techniquement et tactiquement mais xamoon nañ ne dinañ am changement dina am parce que wax nga ko sànq nee nga toog nañu 3 ans yoo xamante ne ils sont finalistes 4 ans autant pour moi ñuy dem tout à fait final ñu éliminer leen mais cette année ci ñoom dañu ne woon carrément lii day ñëpp si day ñëw fi nga xamante ni moom mooy di Diamaguène ñoom tamit ñu wane seen jom ak seen jàmbarte mais am na ci koo xamante ne ni franchement moom spécial laa koy defal mooy seen numéro 9 bi franchement. il a été bon. un avant-centre gis nga néew na ñu koy gis. tout à fait Albouri sax ngay gis un numéro 9 un vrai numéro 9. mais keroog ñoom mi dañ ko wane. parce que wane nañ ko trop gis nga am na ñaari bi yu mu dugal. tout à fait vraiment def na ko. leneen aussi tamit buur war nañ kaa mën a souligner muy supporters yi accompagner leen bu baax a baax présent yow ci tribune bi di leen pousser.
loolu mu doon lu am solo. xam nga loolu la moo koy waral chaque jour dañ koy répété chaque finale est une fête finale moom boo fa xasee ba dem soit ñu dóor la war a ma dóor mais fête la comme bi ñëpp dañ sa war a mën a sentir seen bopp. xam nga supposons tey boo ñëwee Casamance y a à peu près 5 à 6 équipes mais Saara boo fa demee ñooñu ngay wax waa jàmm kon donc ñooñu am nañu fort mooy tout un quartier ñu daal di réunir ci ab équipe ASC kon kooku forcément bu nekkee ñëpp dañu ñëw daal di sentir seen bopp ci équipe bi rek je pense que ni final bu amee dans les normes mais pas yi ñëppay ñëw. mais junior tamit am na loo xamante ni bëgg naa ko souligner mais mooy équipe bi parce que da ngay nekk ci équipe nekk ci koñ bi di jouer benn équipe tu vois yow sa da ngay ñëw chaque jour da ngay dem entraînement. chaque jour da ngay jouer tu joues presque les matchs. mais da ngay dem ba final qu'est-ce qu'on va faire dañ lay seppi teg la fay dem jëlee ay mercenaires football loolu tamit mi ngi ci. loolu mu ngi ci. buur yow loolu ànd noo ko. loolu mu ngi ci te loolu xaw na dal waa Parcelles. effectivement cette année ci wax xaw na na am dal solo. parce que te loolu sax boo ko jàngatee en général bu nekkoon sur 100 99% yi match bi da nga koy perte. tout à yàlla fait bëggul injustice. yàlla moom mën na nangu loolu nag parce que mënuñu d'accord nga am ñii say homme yoo xamante ni chaque jour dans les 4 moments heures les la ñuy plus dem entraînement chaque jour ils respectent les entraînements. loolu tamit ci la. tout à fait mais final day am dañ leen di seppi dem jëli ay boy yoo xamante ni Dakar la ñuy jugee wala Kaffrine. parce que man zone 4B manque de confiance. zone 4B gisoon na benn instant ñu décider que ne ñoom kat seen li nga xam ne mooy joueurs yi moom la ñuy teg comme par exemple équipe bu mel ni Entente am na jamono dañoo jéem a responsabiliser seeni joueurs teg leen booy dëkk ci koñ bi bañ a indi mercenaires pour ñuy jouer li nga xam ne moom moo di match mais encore une fois aussi tamit xëy na est-ce que du dañuy njort ne ñii kat duñ mën a psychologiquement attanuñ li nga xam ne moom moo di final aussi tamit tactiquement pare wuñ pour jouer ak final boobu. joueurs yi attan nañu ko xam nga lan la ñi nga xamante ni ñoo jiite équipe bi ñoo gëmul booy. loolu moo voilà nekk loolu mooy manque de confiance ak complexe. Kaolack il est temps mercenariat ñu xeex parce que xam nga lu ko mooy bu ñu koy xeexul dans 10 ans dootoo amati icône mooy supposé nga ñëw stade indi sa doom ngeen ñëw toog loos nga nekk kee mooy diw léegi imaginer joueur boo xamante ni nekkul Kaolack dëkk fi mi ngi nekk Thiès Mbour Saint-Louis Louga day ñëw jouer fii pare après génn ñibbi kooku yow kañ ngay am fii nii kañ ngay ñëw taxaw indi sa doom stade nekk kii mooy diw doo ko mës a am kon donc il est temps suñu responsable yi nga xamante ni suñu football mercenariat nag moom nekkul loo xamante ni dañ koy contre benn mercenariat laa mën a d'accord mooy lan supposons 12 matchs nga war a jouer si année bi 12 matchs yooyu noonu joueurs yi ñëppay ñëw si kër bi loge fa ñoo xamante ni lépp foofu la leen di fekk mais loo mënut a concevoir mooy joueur boo xamante ni day quitter tey Mbour ñëw jouer si match bi jeex mu daal di pare dem loolu moom mënuma ko concevoir parce que équipe sax dans les normes bu ñu amee victoire ensemble lañ ko war a ñëw daal di ko féete mais tey boo dee xool ASC yu bëri si Kaolack ñoo koy def tey équipe bi day joueur bi ñu indil ko passe mu jouer pare ñu ñibbi bu ñu xëyee gars ñi naan suñu biir bi kon moo ko dugal kii naan 20 bi anamu kenn du ko gis. waa ñooy suñu numéro 10 bi. et jàppal que ni fii nag mais nag toute chose a une exception am na équipe yoo xamante ni seeni joueurs koñ ñooy mos a jouer Boustan Ifan Rail bi ñooñu ñu ngi leen di jox des mentions spéciales. surtout Boustan Ifan Rail bi ce sont les seules équipes à Kaolack yoo xamante ni seeni doom rek ñooy jouer match bi ñu dóor leen ak ñàkk leen a dóor. mi ngi noonu mu doon loo xam ne war nañ kaa waaw Boy Diouf daa am loo ciy sànni. waaw comme ni ko kii waxee sànq mooy problème mercenariat yooyu aussi vraiment. tout à fait. aussi nit ki mu nekk 24 heures sur 24 nga nekk terrain suba ngoon di xëy suba teel ñu lay yee entraînement nga dem di entraîner. di préparer wu xam nga ñefe bañ na final la nga war a ñëw wane sa bopp say mbokk ñëw seetaan si la. say xarit am di jàmm. vraiment war la gis terrain ngay xam nga vraiment ñu mun la gis terrain ngay def naka suñu noonu xam nga vraiment ñu bàyyi ba final ñu jël la teg na la jël ay yoo xamante ne ay Dakar lañ jël wala feneen vraiment loolu même boo ci amee ndam sax bon ndam di xëy na dina neex quoi mais nam waroon neexee du ko neexee. du neexee si ñëpp parce que man dama ko dund sax dama ko gis parce que man dafa am benn boy boo xamante ni dafa waroon finalu la veille mu ne ma dama bëgg nga defal ma benn vidéo bu ñu demee stade boo xamante ni dama koy soxla parce que daf ñu koy laaj. mais malheureusement dañ ko seppi. et pourtant il a été bon. malheureusement dañ ko seppi. te xoolal moom mu ngi doon préparer final bi xamoon na la ko waajee bëggoon na ñi nga xamante ni moom mooy am di jàmmam la famille. si daan ko mais malheureusement dañ koy seppi du football.
comme ça aussi ñu loolu moom éviter mën ko. na veiller bu baax daal. mu doon li nga xam ne ñaaw na lool fekkee équipe yi ñu ngi koy def mbala ñu ngi ñuy dégg sax laa wax parce que ñu ngi koy def effectivement fii ci diwaanu Kaolack ñu bàyyi ci xel ne ñi nga xam ne ñoom ñooy faral di jouer phase de poule yi ñu jox leen seen sens ñu imposer seen bopp xam ne kat football foo la kaf ak ree que nga perte mbala nga gagné mais léegi nawetaan bi liñ ciy gis dafa jéggi dayoo ay mbubu njulli ay toj nen Kaolack moom ay yu kenn xamul surtout diwaanu Kaolack. non suñu Kaolack bi moom dañ koy faral di wax boo jëlee Thiès Louga Kaolack Dakar Mbour mu nekk les villes yi nga xamante ni ñoo gën a gëm nawetaan Kaolack moom niñ si mel dafa ëpp loo si gis benn résultat la rek de benn conséquence jusqu'à nos jours amaguñu équipe bu élite boo déggee élite mooy Ligue 1 Ligue 2 parce que lu ñuy investir suñu nawetaan bi dafa ëpp imaginel tey boo jëloon zone 4A la fa nekk si équipe di nga ne Albouri di nga ne Jamono di nga ne IFAN di nga ne Ifragel ku si nekk li ngay financé si année bi pour nawetaan dina mot 5 millions bu nekkee zonal imaginel 5 millions yooyu noonu chaque ASC bu ñu ko juróon mu nekk 25 millions ñu constitué ñoom seen biir wut équipe bu championnat mais malheureusement Kaolack ñun suñu loo xamante ni moom la ñu bëgg di gis chaque année xam nga ne la ak pa daf ma ko mos a wax mu ñëw toog daal di def jàngat ma ne effectivement il a raison parce que mën na ma Kaolack lenn la ñu mérito moo nekk chaque année ñuy gis Jamono Albouri IFAN Jamono chaque année DER bi la aussi tamit est-ce que du loolu aussi tamit bokkul ci li nga xam ne moom mooy dundal nawetaan quand même aussi tamit. mais nawetaan daa am bañ nga voilà léegi waxal nga sa bopp nee nga man nawetaan da nga koy tekki nag il faut nga tekki moo bi fi ñu toll nii ñu dundatuñu nawetaan de nawetaan si nawet bi la yem mais imaginer stade joueurs yi dañ fay ñëw ba minuit nga war a xëy suba élèves yi war a def école. loolu tamit si la parce que boo xool région yu bëri ñoom pare nañ seen i nawetaan parce que xale yi dañuy jàngi. Kaolack moom mooy dese boobu. Marine keroog seen président dafa ma interpellé dama gis est-ce que gëjoo dégg ñu ne Marine ñu ngi yëngal parce que ñoom ay élèves lañu yore ay étudiants lañu yore école bu tijjee dañuy dem jàngi. xam nga wax naa la ko fii. wax nga ma ko keroog. nee naa la meilleure équipe yi boo ko déggee Kaolack. ñi si nekk zone 4 la xam nga lu ko waral parce que nekkul loo xamante ni xas la de maa ngi jégalu ñi fa nekk ñu si bëri jànguñu te imagine équipe bu mel ne Boussan wala Marine joueur bi da lay leer ni fin octobre mu nekk équipe bam bi dafa dem ay final papaam da koy obligé ne ko demal nga jàngi parce que kooku étude yi la am étude yi la jox cër gi moom moo ko soxal kon léegi imagine chaque année rek fii départemental régional ñu koy jël zone 4 la. buur man doguma la loolu ani lan moo koy waral ci ñi nga xam ne ñoo ŋànk lii di nawetaan bi la mbala championnat match yi ñu fay joué maanaam. tournoi yi moo bari. non du loolu dafa nga lu war Kaolack infrastructure leen amul benn stade lañ fa am stade bi boo dee xool depuis avril d'après ay informations yu ñu am waroon nañ ko tëj bu yàgg. mais ba léegi imaginer tey ñu xëyoon tëj stade léegi zone yi fan la ñuy joué. parce que boo xool jamono yële sax chinois yi ay experts chinois ñëwoon nañ fi pour étudier waat li nga xam ne moom moo di stade bi niveau bi nga xam ne foofu noonu la toll ak yàqu-yàqu yi nga xam ne am na ko ci biir stade gis naa ñoom affirmé nañ que ni match yi ñuy joué ci stade bi dafa bari lool effectivement xam nga lu ko waral stade bi du reposé wu xoolal pelouse bi boo dee xool amoon na ab genre suuf bu ñuul amatu fa Mbour tey boo fa demoon à 22h boo ñu joué stade ay puso lemset boo la waddee nga gis ko mais tey stade bi doo ko fa gis parce que amul entretien boo xamante ni buñ nee entretien bi duñ indexé personne ñun ñëpp la nous tous nous sommes fautifs parce que tey équipe bi day ñëw joué si indaale mbuusu ndaxam soseem ba pare naan ko bàyyi ko fa. kii ñëw indi kaasu café tubaayam naan ko bàyyi ko fa si biir rogol yi ñuy toog sax des fois day ñëw ba daal di buuse une seule équipe moo koy def à Kaolack ñëw li muy indi si ndox. bu ko naanee sose yi dañuy pare ñu woo joueurs yi woo supporters yi ñu ramassé ko mu nekk bu sall c'est la seule équipe de Kaolack buy ñëw jouer si stade Lamine Gueye pare mbuus sim indi yëpp mu jël ko daal di ko sotti woon. tout à fait ñoom dañ naan kon ñun ñoo bëgg Kaolack parce que waa Boussan li ñuy def bu ko ñëpp doon def kon yaakaar naa duñu am problème mais tamit il faut que ñu wax ci li nga xamante ni moom mooy benn stade bi nga xamante ne Kaolack am nañ ko parce que doyut Kaolack. effectivement Ndeye Marie mu doon loo xam ne war nañ ko waxtaanee Kaolack ak stade am beeg match yi nga xam ne ñu ngi ko fi jouer tout le temps ak ñi nga xam ne ñoom ñooy jëfandikoo li nga xam ne mooy stade bi entretien yi ani fan la toll yooyu yëpp dinañ ci ñëw ci yeneen yi nga xam ne émission yi nga xam ne danañ ko indi fii toog waxtaanee ko ci li nga xam ne moom moo di Saloum Sport comme ni ñu leen ko waxee woon sànq ci ndorteel yi que ni dañoo am ñaari pàcc bu njëkk bi moo doonoon
leen li nga xam ne mooy final bi ñu doon joué fële sa stade Lamine Gueye bu Kaolack niki samedi gi mu doxoon ci diggante Jokko bu Kabatoki ak ASC Kandégar ci catégorie cadet bi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di Diamaguène ak ASC Parcelles ci li nga xam ne moom moo di catégorie senior bi pàcc bu njëkk bi nag jeex na dañuy dugg léegi ci li nga xam ne moom moo di ñaareelu pàcc bi nag mooy lan dañuy fas yéene waxtaanee li nga xam ne moom moo di jeu de dame ak ki nga xam ne moom moo di président jeu de dame fii ci diwaanu Kaolack di Boy Diouf jeu de dame ani fan la toll nan la mel nit ñi ndax ñi ngi koy xam bu baax wala déet ñi ngi koy jëfee waawam déet championnat yi fii ci diwaanu Kaolack ndax ni ngi koy def waawam déet Boy Diouf jeu de dame boo ko doon wax nga firndeel ko tekkil ko ñi nga xam ne ñooy déglu bu ñu la laajee lan mooy jeu de dame ani lan ngay wax. waaw jeu de dame dafa nekk jeu boo xam ne jeu d'esprit la maanaam po moo xam ne la xel bu dal moo koy def parce que bu hasard xam-xam la quoi te loolu dafa bokk si lu tàggat xel doomu aadama bon mu nekk loo xamante ne vraiment luñ war a respecté la luñ war a fonk la parce que lépp loo xamante ne luy tàggat xel doomu aadama la loolu dañ ko war a respecté dañ ko war a fonk mais malheureusement peut-être nit ñi dañ ko xamul moo tax xëy na cër bi nga waroon joxuñu ko mais nag alhamdulilah bon ñun ñu ngi falu depuis le 8 février 2017 lañ jël liggéey bi boo amaguñ sax at quoi mais boobaag léegi wax dëgg yàlla ñu ngi def suñuy jéego yu am solo organisé nañ fi benn ëppan bu mag pare ne ko monsieur Baba Ndiaye président conseil départemental maa ngi koy remercier au passage vraiment def na ci lu am solo abal nañu salam bi jox ñu xaalis bu bëri vraiment keroog fa nañ yendu def suñu activité ba mu jeex vraiment mu ñoo bokk ak ñun journée bi ba mu jeex bon pour nga dem championnat national nag foog nga def championnat régional pour mën def say qualification bon loolu aussi ñu ngi ko parrainé woon le directeur de l'hôpital monsieur Saliou Tall moom ñu ngi koy félicité bu baax parce que vraiment def na ci lu am solo taxaw na ci taxawaay bu am solo moom ak personnel hôpital El Hadj Ibrahima Niass ñëpp parce que jox nañu xaalis bu bëri vraiment boole ñoo benn délégation bu am solo ñu ñëw fekkee bés bi vraiment ba yàlla def li ñu si doon séntu si lu baax lépp yàlla sottal na ko lépp macha allah ba yàlla def na génne nañ suñu ñaari éléments yoo xamante ñoom ñoo war a représenter région Kaolack au niveau national. d'accord monsieur Diouf yéen da ngeen dem ngeen compétition wala demagoo leen ba tey. bon compétition championnat national ñu ngi ko jàppoon le 8 décembre au 20 mais yàlla def na mu am benn teq bu am ba finalement dañ ko mën a reporté. léegi lan moo nekk seen kanam. léegi suñu kanam mooy vraiment ñu gën a liggéey daal parce que ñun xaaruñu parce que championnat national bu jeexee championnat d'Afrique dafay taxaw bu championnat d'Afrique jeexee championnat moom dafay taxaw. tout à fait comprendre ko ñun xaaruñu mais problème bi mooy vraiment moyens yi lañ parce que wax dëgg yàlla autorité yi daal ni si waroon jàppee vraiment des na quoi. te ku ne xam na jeu de dame dafa nekk jeu boo xamante ne vraiment lu xaw a complexe la. d'accord mais à part mooy yan difficulté ngeen ci jànkuwanteel. difficulté yi mooy par exemple xam nga tey ñu bëri tey dañuy gis nit ñi toog si ay mbedd xam nga ñu jàpp ne li bon loo xamante ne rek lu am solo la. te pourtant lu am solo la. effectivement mais suñ amuloon am benn local boo xamante ne dañ ne fii dameekat yi ñoo ko moom. loolu vraiment loolu moom ñu ngi koy ñaan autorité yi vraiment ñu jàppale ñu si. wala pourquoi pas carte bu mu nekk quartier yëpp mais yenn ci quartier yu bëri ñu defal leen ay lieux yoo xamante ne nii pour dam yi rek la. dina tax gars yi gën ko bëgg. dina tax gars yi gën ko xam. c'est ça parce que tey. waaw mais léegi loolu yéen est-ce que yéen a ngi ci woo ñi nga xamante ne ñoom ñooy autorité Kaolack yi. waaw man en tant que président man ak sama staff bi vraiment boobu dañ ñu ngi toog ñu ngi def ay démarches. ñu gën a suñuy demande vraiment di rencontrer autorité ak les bonnes volontés parce que Kaolack moom duñ ne autorité yi rek képp koo xamante ne vraiment war nga contribuer si région bi wala nga ko contribuer si réew mi vraiment dañ lay tàllal suñu loxo képp kuñ xam seet nañ la waxtaan ak yow promesse nañ ñu ngi déglu nag quoi mais vraiment boobaag léegi amaguñu leen loo xamante ne tey lu concret loo xamante ne tey la mais ñu ngi am yaakaar. mi ngi koy wax Ndeye Marie ne moom mooy li nga xam ne mooy njiitub jeu de dame fii ci diwaanu Kaolack mu doon ab kuréel Boy Diouf kuréel boo ko déggee boo ko waxee nga déggee si ne dañoo war a boot ñëpp képp ki nga xam ne day jëfandikoo li nga xam ne mooy jeu de dame maanaam day def jeu de dame war na mën a yëg boppam ci li nga xam ne moo di kuréel googu est-ce que li nu mel am na. waaw alhamdulilah parce que avant ñuy jël liggéey bi am nañu ay grands maîtres internationaux yoo xamante ne dañoo waroon gannaaw mbir mi. parce que dañoo demoon finalement comme ni nga ko waxee gisatuñu woon seen bopp ci mbir mi te nit ki aussi lépp lu mu bokk
gis si boppam rek day bàyyi. day daal di dañ koy bàyyi. faral di gis surtout fii ci diwaanu Kaolack. waaw ñu très bien. beddi ñenn ñi indi exactement ñi si des. voilà mais yàlla def na vraiment bañ faloog léegi loolu maa ngi ciy félicité le doyen Cissé parce que mooy président commission finance moom mooy refinance wax dëgg yàlla boobaak léegi amul benn jafe-jafe ñi wonoon ginnaaw jeu de dame bi yëpp actuellement ñoom ñëpp ñëwaat nañ ku mel ni Gawsu Sidibé nga xam ne lu nekk la def si jeu de dame bi presque mun naa ne woon wër na àdduna bi yëpp ba ancien président de la République monsieur Abdou Diouf décoré na ko pion d'or lu ne def na ko di jeu de dame bi tey buñ ne Kaolack tey grand Gawsu Sidibé la ñuy wax moom mooy champion Kaolack tey yàlla def na vraiment ñëwaat na ku mel ni Massamba Sall moom ngi Dakar parce que dafa demoon ba xamatul lu nekk Kaolack mu bàyyi Kaolack dem Dakar mais actuellement dellusiwaat na Kaolack parce que lem gis la quoi wax dëgg yàlla bon ñu ngi liggéey daal ñu ngi liggéey te boo seetloo aussi jàpp naa ne jeu de dame bi avancé na parce que ren bon 2016 bi champion du Sénégal révélation booy bu ndaw la ren moo ko raw nekkul sa grand maître international mais moo ko raw te nga ñëw ci région bi fii Kaolack suñu championnat régional bi passé deuxième bi booy bu ndaw la 18 ans la am. mais man dama yaakaar ne booy yi du ñu jouer jeu de dame ils ne sont pas passionnés. non c'est-à-dire jeu de dame si tey boo demee Hollande tey. un certain Makodou nga xam ne 4 fois champion d'Afrique. tey école lañ ko jox au niveau de Hollande muy former ay boy ay 15 ans 16 ans. c'est bien. parce que jeu de dame dafa bokk ci voilà très bien dafa bokk ci dundu doomu aadama. tout à fait parce que lépp luy tàggat xelu doomu aadama pour nga yokk gën a yokk sa xam-xam. loolu daf la am lu am solo la. loolu dafa am solo Boy Diouf waaye xam nga su fekkee mbir da nga bëgg mu dox foo ngay organiser ay compétition fii ci diwaan bi bu mooyee ñaar yi nga xam ne tudd nga ko muy championnat régional ak open bi nga xam ne def ngeen ko est-ce que yéen a ñuy faral di def yenn li nga xam ne moom moo di ay championnat. waaw ñu ngi def ay tournoi parce que loolu du championnat ay tournoi lay doon maanaam tey da ngay dem par exemple nga ne club Valdiodio yéen a aye tey bon ñu am benn samedi boo xam ne dañu fay ñun wàcc ñun ñëpp bon def fa benn yendu def benn tournoi bu yem rek xam nga ñëpp dajee kafre bon ki raw ñu yëkkati dara jox la deuxième bi ñu yëkkati dara jox la félicité leen bon loolu mooy tournoi mais compétition moom bu weesoo championnat régional ak championnat national ak championnat d'Afrique ak championnat du monde loolu mooy compétition mais yeneen yëpp ay tournois lañ ko mën a tuddee wala open. waaw monsieur Diouf lan la jeu de dame indi Sénégal ba tax ngeen jàpp si ba tey. bon loolu moom dama ciy sawar a ko tontu parce que tey dama gis ne sport bi vraiment ñu ngi leen di jox seen gëdd boo xamante ne vraiment gisuma ne daal def nañ loo xamante ne tey jeu de dame bi defu ko. voilà parce que tey boo xoolee ku mel ni Makodou Ndiaye 4 fois champion d'Afrique loolu yaakaar naa c'est quelque chose. ku mel ni Bassirou Ba 3 fois champion d'Afrique ku mel ni Moustique 4 fois champion d'Afrique ku mel ni Ndiaga Samb actuellement mu ngi leen ne Sénégal moo ci dàq damier kon ku mel ni Gawsu Sidibé pion d'or nga xam ne président Abdou Diouf moo ko décoré ne ko yow vraiment amul lu ñu la mën a fay lu jox la pion d'or maanaam pion d'or boo ko déggee mooy adduna bi yëpp dañoo dajee xool ay partem xool ko si dugal ko si biir ordinateur machine bi liggéey ko étudier ko ba lépp bu rafet ñu teg ko ne ko après ñu ne ko yow lépp loo wax ci jeu de dame dëgg la kenn mënu koo dindi loolu mooy pion d'or. est-ce que mën nañu wax ni donc affaire yi doguma la manque de considération bii askan wi am la pour wala ñenn ñi ci li nga xam ne mooy di jeu de dame. waaw peut-être man du ma de manque de considération mais dama yaakaar ne peut-être dañ ko xamagul wala boog maanaam dafa fësagul bu baax daal. ani nan parce que tey boo xoolee tey jeu de dame bi tey ñi ko ŋànk ay intellectuels ñoo ci nekk. tey boo xoolee tey sama staff tey ñu ma ëpp xam-xam kese ñoo ci nekk ay professeurs mat ay journalistes ay directeurs de société ay hommes de tenue boo ay intellectuels ñoo ma dal ñu nangu nag vraiment ma jiitu ñu topp suma ginnaaw te ñi koy pratiquer aussi parfois da ngay toog ba ci yàgg grand place nga gis benn personnalité je te jure laa lay wax nii ay avocat ay magistrat dañuy jékki-jékki wàcc ñoo toog parce que loisir la. xam nga dafa nekk loo xamante ne vraiment dañ ko war a bàyyi xel bu baax daal mais gis nañ ne daal peut-être dañ ko xamul daal mais xëy na ñàkk xam bi yëpp mooy parce que aussi une personnalité mënul ñëw ci mbedd toog xam nga yooyu la quoi. mooy li ñu ma doon wax sànq rek. voilà mais suñu amoon bu ñu amoon salle daal ba xam ne vie d'amnistie ñoo ko moom parce que day souvent dañu am ay problèmes yoo xam ne da ngay jékki-jékki un grand maître international jógee Dakar wala ñu jógee benn bitim réew ñëw Kaolack fii mais doo xam nooy def parce que doo leen mën a yóbbu ci mbedd ñu toog xam nga ndax da ngay nekk ci ay problèmes yoo xamante ne finalement da ngay mujj dem
luy ji hôtel wala nga seet sa kër copain bu xaw a ligg place leen fa xam nga yooyu yëpp dafa nekk ay jafe-jafe yoo xamante ne vraiment nekkul loo xamante ne vraiment lu war a mën a continuer daal kon nag vraiment du dara lu di ñaan autorité rek ñu jàppale ñu daal jeu de dame bi parce que aussi doole demeewul noonu daal te jeu de dame dafa nekk loo xamante ne vraiment lu complexe la daal complexe parce que aussi boo ci xesee ba toog amatoo benn jot 24 heures sur 24 yaa ngi ci xalaat. yaa ngi yow xam nga jeu de dame loolu nga ci xam pour nga mën ci comme fii nii fi ñu nekk nii am na ay activités yi nga xamante ni xaw na siiw mu nekk lamb ji nawetaan bi football basket mais seeni difficulté lan la parce que peut-être que ni comme nag mën nañoo organiser ay championnat régional mais duñ dégg information bi lan moo waral loolu. comme exemple tey ñu ne tey waa jeu de dame bi am nañu activité mais pour nga jot information bi sax. daanaka di nga daw ba sonn. temps loolu dañ koy def nag parce que ñun bés bu ñu jàppee benn tournoi wala benn championnat vraiment dañuy ci presse bi ku mel ni fii vraiment dañ fiy ñëw bon aussi dañuy placer suñuy invitation et puis dañuy affiche ci dëkk bi parfois léeg-léeg aussi ma délégué 2 personnes yu wër autorités yi bon vraiment informé leen vraiment information moom bon ñun li ñu war a def ñu koy def mais li ma la wax rek gars yi dañ ko xamul daal wala nga xam ne dañ ko maanaam ni ñu ko waroon jàppee moo des daal. li ñu doon yaa ngi koy wax sànq ni championnat national bi dañ ko jàppoon mais dañ ko mujjee dàq. ba jëmee jamono ndax wax nañ leen date bi nga xam ne moom lañ ko téewee wala waxaguñ ko ba léegi. non jotaguñ ñoo jot jotaguñ ñoo fixé waat date daal. mais yéen a ngi préparé ñi nga xam ne ñoom lañ tànn. fii ci diwaanu Kaolack waaw comme ni ma la waxee sànq rek ñun toog ñu xaar quoi. parce que championnat national bu weesoo aussi am na leneen lu ñëw. toog ñu xaar quoi mais xam naa ne si 2018 moom incha allah danañ ko organiser mais nag balaa loolu aussi am na benn tournoi bu président fédération wax ne dina am ci mois de mars bi. mois de mars mooy partie 30 minutes partie 10 minutes xam nga jeu de dame moo tax bëgg naa aussi vraiment su ngeen ma mënee permettre loolu ma oo koo xamante ne grammaire international la ngeen invité ko mu indi plateau am teg jeu de dame bi fii vraiment. mun a expliquer lan mooy jeu de dame. waaw mi ngi noonu booy xool sax li nga xam ne mooy échec buñ koy joué dafa am temps. jeu de dame man dama gis parce que li may damay gis ñu koy faral di ko joué chaque jour sama buntu kër mais du am temps des fois da ngay gis nit ki dafay jël temps ba mu ëpp. dama naan sax jeu bi sax dafay mujjee xaw ma nu ma koy waxee dalay découragé loo fekkee da ngay xaar lu yàgg. léegi yéen est-ce que amul ay règlement yi nga xam ne mi ngi ci yenn tournoi de telle sorte que boo joué par exemple ce temps de jeu mi ngi doon 30 secondes mbala 1 minute. keneen ki def lu nu mel wala loolu amu ci. waaw xam nga loolu ñu wax pendule dafa am parce que booy joué dañ lay tegal benn appareil fii seen diggante lay doon yàgg sa adversaire tegal la feuille bi lan moo ci nekk mooy notation parce que tableau bi dafa am niveau maanaam pion fu nekk rek dafa am numéro maanaam case bu nekk rek dafa am numéro léegi yow am nga 1h30 man ma am 1h30 léegi nag yow soo doxee ngay bës appareil bi yow sa temps dafay bloqué wu léegi man sama temps mooy dem léegi c'est que maa ngi xool bu yàgg sama temps day dem yow sa temps day bloqué wu. dogguma la wante lu nu mel seetluwuñ ko ci ñi nga xam ne ñoom ñooy joué ci mbedd mi est-ce que loolu aussi tamit du doon ab blocage si buñ génnee war a dem ci li nga xam ne moo di compétition nationale mbala internationale. handicap la si ñun vraiment handicap la parce que aussi koo xamante ne maîtriser wul appareil boobu nga yóbbu ko mel ni championnat national mu daje ay grand maître international ne loolu mooy seen liggéey. loolu boo bëggee pour mu mujj indil fa résultat dafay xaw a jafe. mais nag ñaa mel ni góorgóorlu daal ni góorgóorlu. ba tey niveau yi vraiment li soxla woon daal vraiment amuñu ko mais loolu moom d'ailleurs maa ngi au président fédération démb rek maa ngi ko doon expliqué ça fait ma ne ko daal bu ñu am ay pendule vraiment si région yi vraiment danañu gën a motiver comme ça ñu mën a fexe daal ñu gën a mën a jéem parce que loolu dafa yegg suñu xam-xam parce que loolu dafa nekk loo xamante ne dafa bokk ci jeu bi parce que bu fekkee ne maîtrise woo temps bi bugg a di noter li waa ji dox nga bind ko li nga dox nga bind ko booleeg vraiment à part temps bi loolu soo ko maîtriser wul vraiment pour nga def résultat dafay jafe. waaye est-ce que yéen a ngi liggéey tamit ak ñi nga xam ne ñooy kuréel national yi ñu leen di bàyyi xel bu baax a baax ci jafe-jafe yi nga xam ne yéen a ngi koy am. waaw ñun de li ñu mën mooy vraiment wax ak bind. vraiment li ñu waroon def daal ñun en tant que ligue régionale ñun ñu koy def sama staff bi vraiment maa ngi concerté ak ñoom ñu waxtaan en tout cas lépp lu ñu war a def ak lépp loo xamante ne soxla nañ ko bind nañ ko envoyé ko ñu ngi toog di xaar mais en tout cas daal
li ñu ñaan président fédération daal mooy mu bàyyee région yi xel bu baax. effectivement. mu ngi noonu kon ñoo ko déggandoo Junior Cissé donc jeu de dame nekk loo xamante nii liñ koy seen fii ci diwaanu Kaolack bariwul waaye rek ñoom tamit ñu am ay engagement yoo xamante ni franchement war nañ leen jàppale man dama leen di jàppale dama naan autorités yi nañ ñëw jàppale ñi nga xamante ni ñoom ñooy jeu de dame bi parce que soxla nañ ko parce que da nga wax lu am solo autorité du jógee fee ñëw bëgg a jouer ak yéen ngeen koy rangloo ci mbedd mi. Franchement loolu comme autorités yi ak amateurs yi ak passionnés yi buñ ci mënee jàpp ñu jàpp ci vraiment. ñu ngi ñuy wax ne waxtu bi xoj nañu yow appel bi ngay def rek pour ñi nga xam ne ñooy autorités yi ñu ñëw jàpp ci li nga xam ne moom mooy jeu de dame parce que man damay gis ay xale yu koy foowee sama kër am na ay xale yoo xam ne dañ koy foowee ni ki démb rek laa doon joué ak benn xale jeu de dame bi ani lan lañ ci war a yokk lan lañ ci war a wàññi ak bu ñëwee jàpp lan lañ leen di jàppale. ñun daal la ñuy ñaan autorités yi mooy ak les bonnes volontés ak population Kaolack yëpp wax dëgg yàlla ñun xeebuñu kenn ñun daal képp ku ñu mën a jàppale ci suñuy discipline bi vraiment dañuy gënal parce que li ma bëgg sax mooy en tant que man président li ma bëgg mooy innovation mooy bassin yi lal si mbedd yeeg yooyu ñu jëlee ko fi te ñu créer ay table ak ay chaises. Effectivement parce que loolu moo gën a pratique. si ngay mën a nekk à l'aise boo demee Dakar boo demee si yeneen régions yi loolu noonu lañ koy pratique loolu daal laa bëgg mais loolu aussi dafa laaj budget. moo tax maa ngi lancé appel autorités yi ak les bonnes volontés ñu jàppale ma vraiment daal ñi ma war a seeti daal dinaa leen seeti képp koo xamante ne xaw ma la te nga dégg ma vraiment maa lay talal sama loxo waaw vraiment bëgg nañ daal ñuy dugal seen loxo bu baax ci jeu de dame bi parce que moom la ñuy am te wax dëgg yàlla ñu ngi def ay résultats yu am solo ci réew dëgg macha la allah maa ngi sant nag sama staff yëpp waaw ma jiital ci doyen Cissé nekk sama président commission finance vraiment lépp moom la parce que parfois dañuy dem ba tollu diggante boo xamante ne vraiment suñ poche yi dafay dara du fa nekk mais moom si boppam mooy dem jàpp si régler lépp te duñu laaj benn dërëm loolu ñu ngi ko ci félicité di ko ci encouragé bu baax di nuyu sama staff bi yëpp nag mais nag dinaa cité ay quelques personnes yoo xamante ne vraiment boobu ba léegi bàyyi woo ñu très rapidement ku mel ni Cheikh Diakhaté mooy directeur technique bi maa ngi koy félicité bu baax ku mel ni Mamadou Mbaye ñu gën ko xam ci Jules Mbaye mooy secrétaire général u ligue bi moom it à chaque fois bu ma jëlee sama téléphone moo ko ooyee bala maa raccroché mu agsi ku mel ni Nala Ndiaye mooy président commission organisation ñii daal vraiment maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm xam naa ne bu nekkutoon ñoom vraiment dina doy waar kon nag di gën a ñaax gars yi ñu gën a jàpp ci mbir mi te xam ne affaire bi du affaire u Diouf du affaire u Cissé affaire u Kaolack la ñun ñoo ko bokk dañu war a fexe mu jëm ci kanam maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp vraiment di rafetlu invitation bi di sant sama naataango di ko féliciter ci victoire bi wax dëgg yàlla na ko jig di wax ne Kaolack ñun ñëpp benn lañu quoi lii mooy Sénégal bon nañu ànd bokk ndey bokk bàyyi vraiment di demlante di dikkalante vraiment maa ngi sant mi ngi noonu affaire bi affaire u Kaolack la ñun ñëpp ñoo bokk ndey bokk baay di am mbégte ak contentement bu baax a baax ci wuyu bi nga xam ne moom la wuy si TV Saloum la régionale Bour dama lay bàyyi sa kàddu gu mujj teg ci nga tàggatu. waaw la grand Cissé madame Marie Seck maa ngi leen di ziar yéen ñëpp aussi maa ngi ñëw suñu papa ji vraiment Diouf mi nga xamante ni tey ñëwoon na aussi ñu daal di nekkoon ensemble ci émission bi. aussi daal maa ngi nuyu daal en ce moment ñëpp ñi nga xamante ni ñu ngi toogoon di seetaan émission bi surtout suñuy mbokk reporter yi nga xamante ni chaque jour ñooy ñëw stade muy tawat muy naajat chaque jour ñu ñëw accepté ko liggéey comme ku si mel ni suñu maam moo di Mbuub El Hadj Kane Moustapha Mbaye Kandji vraiment ñoom Iyane Camara maa ngi leen di nuyu ñu bëree bëri di nuyu sama waa koñ bàyyiwuma kenn daal ñëpp daal. di ko jaajëfal ci moom it ci wuy si bi nga xam ne wuy si na ko TV Saloum mi noonu li nga xam ne moom moo di Saloum Sport nag comme ni ñu leen ko waxee lundi bu altine bu jot lay doon ma seq ko ki nga xam ne moo di sama journaliste sportif bi di Ndeye Marie Seck Ndeye Marie kaddu gi lan lay doon. waaw maa ngi lay jaajëfal Junior Cissé di jaajëfal tonton Diouf ci disponibilité am franchement ak sama frère Bour Saloum moom aussi mu nekk koo xamante ni ku oyof la vraiment saa ñu ko woowee rek. mu bàyyi lépp li nga xamante ni da ko doon def daal di ñëw wuy suñu di jaajëfal ñëpp di jaajëfal ñi nga xamante ni ñoom ñoo jàkkaarloo woon nag seen télévision régionale la TVS doo ñu seetaan depuis 17h di leen sant di leen gërëm di leen dig daje beneen lundi incha allah.
di ko jaajëfal mi ngi noonu di jaajëfal ñi nga xam ne ñoom ñooy suñu invité yi di Boy Diouf nekk président Ligue de Dame fii ci diwaanu Kaolack ak ki nga xam ne moom moo di Bour Saloum doon reporter sportif mi ngi noonu Saloum Sport lii la leen indiloon comme actualité maanaam premier pàcc bi ñu ci doon waxtaanee li ak nawetaan nag niki samedi gi lañ doon joué fële sa stade Lamine Gueye lii di finalu zone 1A ci diggante Diamaguène ak ASC Parcelles ci catégorie senior ci catégorie cadette bi amoon nañ ci ñi nga xam ne mooy Jukko bu Kabatoki ak lii di ASC Kandegad mu doonoon ab final bu neex a neex loolu lañ doon waxtaanee ci première partie bi deuxième partie bi ñu waxtaanee ci li nga xam ne moom moo di jeu de dame fii ci diwaanu Kaolack ani naka la mel mu ngi dox ndax doxul jafe-jafe yi nga xam ne mi ngi koy jànkonteel lii lépp lañ leen jukkiloon ci bile émission ñi nekkoon ci régie bi jàpp ba émission bi yemb di leen jaajëfal Ndiaga ak ñoom Babacar ci beneen wàll wi di leen jox dig daje altine beneen yoon jërë ngeen jëf.